thème bi di force spiritualité dans le développement personnel du jeune. doole ji nga xamante ne spiritualité islamique am na ko si suxali ndaw ñi. incha allah ki ñu koy traité mooy docteur Bocar Sambali nekk membre si mouvement juste et aussi nekk médecin si centre médico-social bu Yëmbal Cheikh Ahmadou Bamba naka loolu moom mooy président juste sama sant kon docteur Bocar ñu ngi lay woo incha allah ñoo installé. ginnaaw bi ñu santee borom bi subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu ci nuyu lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullah. comme niñ ko cheikh bi waxee léegi ñu jubli ci nga xam ne mooy deuxième panel bi nga xam ne suñu mbokk docteur Bocar Sambali moom moo koy def di wax ci li nga xam ne mooy la force de la spiritualité dans le développement personnel du jeune musulman. dama naan thème bi mënuñu woon a tànn peut-être bu ko gën pour toftal ko ci bi ñu def ci suba ndax ci suba ñu ngi doon waxtaanee procès lañ doon def jeune yi nga xam ne mooy jeune musulman yi surtout suñu cadre bi ñu nekk muy Sénégal donc te am ay yu am solo yu ci mbokk yi traité sànq li nga xam ne mooy sàkku xam-xam bi nga xam ne mooy li nga xam ne mooy spiritualité bi nga xam ne dañ ko war a am en tant que jeune. bu ñu ci toftalee thème bu mel nii nga xam ne développement personnel fi ñu toll actuellement ci àdduna bi dañ naan université yi gën a ngand ci àdduna bi dañ ciy def ay cours nit ñi di ci dem fu nekk di ci def ay conférence pour nit ki nan lay mën a suqalee boppam ci domaine yu bëri. ñu jël thème comme li nga xam ne comme ay jullit lañ li nga xam ne mooy doole bi nga xam ne ngëm yàlla jaamu yàlla am na ko pour nit ki jëmale boppam kanam en tant que jeune. donc loolu dafa nekk aussi thème bu ñuy rafetlu xam naa pour ñu bañ a guddal dañuy bàyyi Cheikh docteur mu àddu ci. kon alhamdulilah ñu dugg si thème bu ñu boole di dolli jéggalu sunu borom di leen jéggalu mbokk yi ci kàddu ñu war a yëkkati fi incha allah waxtaan bi bëgg nañ kaa tënk ci ñetti ba ñeenti tomb gën kaa bëri incha allah gannaaw introduction dinañu wone yenn axe yoo xam ne développement personnel da ciy liggéey ak lan la ci spiritualité mën a yokk parce que su ñu demee ci thème bi bëgguma ñu opposer spiritualité ak développement personnel mais développement personnel ci nu ñu demee comme loo xam ne dañ ko entre guillemets dañoo jàpp ne dañ ko importer bien que importer wuñ ko ñu ko indil dafa am nuñ ko solee mbubb buñ ko solee léegi ñun dañuy xool suñu spiritualité nañ leen ñuy dimbalee ba ñu mën kaa taxawee ba mu mën ñoo jëriñ lu mu mën lu fu ñu war a yegg incha allah. galeen gi ay conseils yu ndaw la ay recommandations ay yóbbal ci pour bu ñu bëggee suñu spiritualité di gën ñëw dimbali suñu développement personnel balaa ñoo tëj bu ñu conclure bu dee vidéo bi ñëw na am na ay livres yu ñu bëgg a échange ak suñu mbokk yi yóbbal leen ci ay delluwaay lay nekk su boobaa ay livres am solo yoo xam ne vous allez vous rendre compte que am na ñoo xam ne suñuy mbokk ñun suñu biir ñoo ko bind te mën nañoo dimbali baax ci développement personnel incha allah dimbali ñu suñu spiritualité bu soobee suñu borom kon alhamdulillah tàmmu ma nag di toog di waxtaan nit ñi dama déglu lu ma gën a sawar mooy muy dem di ñëw ñoo ngi ciy jéggalu xaw ma format bi nag ndax mën naa déroger au protocole mën nañoo déroger alhamdulilah daf ñuy dimbali jazakumullah xayran parce que jàppuñ ne dañuy jàngale mais dañuy échanger suñuy mbokk développement personnel ci nuñ ko déggee boo ciy gëstu li ci liir ay courant li ki théorie ki méthode kii day ñëw définir ko nii kii ñëw définir ko nii léegi ñun luñ ci bëgg ñun ñu partager suñu mbokk rek nañ jàpp ne ay xam-xam yu bëri la wala ay discipline yu bëri la yoo xam ne objectif bi lan la mooy que ne nit ki mën a développer ay potentiel am maanaam yàlla bind ci yow nga juddoo ko wala nga màggee ko wala fu ñu la yeree nekk ci yow di nelaw nga mën ko développer nga mën ko yee boo ko yeewee ba pare nga mën ko jëfandikoo pour que say rêve say ambition ñu mën a taxaw donc ñun ñëpp d'accord nañ déggoo nañ ci nuñ benn proposition la mais incha allah bu mbokk yi ñëw dinañ ko gën a kii léegi nag ci cadre boobu développement personnel am na maa ngi jégalu ci cadre boobu maa ngi ci introduction bi développement personnel am na yoo xam ne cible la ci nit ki ci moom maanaam day dem ci nit ki carrément am yu muy viser pour mën la dimbali nga éclore mën nañ ci tudd lu mel ne sa mental
après danañ ci dugg gën ci détail ay quelques yi mën nañ ci tudd lu ñu tuddee affirmation de soi. gannaaw mental bi nu ngay xalaati at yooyu nooy war a gisee mbir yi dañ la war a dimbali pour nga affirmer wu pour que boo amee position nga mën ko expliquer mën ko défendre wala au besoin sax la nga bëgg a matal wala la nga bëgg a réaliser ci say ambition say def mu nekk baax na. gannaaw boobu nag ñu dem ci cadre lu ñu tuddee ay efficacité ñetti points yooyu mental bi affirmation soit efficacité après danañ dugg ci variante incha allah loolu lépp benn objectif la mooy que nit ñi atteindre ses buts et surmonter ay ragalam ay obstacle am bu ñu jàpp ne léeg-léeg la lay bloqué forcément mën na bañ a nekk ci biti am na ci lu bëri au contraire bu ñuy seetlu sa biir lay nekk yow mooy sànq lu oustaz bi doon wax mooy ñun ñooy tënk suñu bopp suñu xel ba fu ñu war a dem wala lu ñu war a def protocole yi tënku ñu leen yi tënku ñu te fekk ne yàlla xam na ne dara tëjuñu donc obstacle ak peur yi mën na nekk ci biir nit ki am na ci loo xam ne sa environnement lay nekk donc naka la ñuy dimbalante pour ñu mën kaa éclore mën ko développer. ci gannaaw loolu développement personnel donc su boobu mën na may application yu bëri ci sa wàllu kër ñun bu ñuy wax développement personnel rek ñu bëri dañuy xalaat liggéey naka lay alors que avant moo nekk liggéey ba sax yow sa bopp la yow ban image nga am sa bopp naka nga gisee sa bopp naka gannaaw ba. sa waa kër ñëw la gën a jege donc application sa bopp application sa borom kër sa biir kër ay terrain la yoo xam ne développement personnel dafa war a feeñ tey ci suba lu ma dal laay nettali bu leen ma reetaan nag tey ci suba bu ñuy xëy dañoo julli fajar ba pare sam bopp di métti man ne damay tëdd nar moon sax descend askar dama damay tëdd rek ba 8 heures ma xëy ma tudd rek sama yaay ne ma kan moo doon root sama soxna moo doon root kër gi taana te sama soxna daf feebar ko war a fa beere kër gi te damaa bëggoon tëdd nelaw nu ma def jógaat nank sama sijaada lu sama tamage bu sama kii xëcc mor sa fa beere tàmbalee fa beere après alhamdulilah sama sœur jàpp na sama yaay waaye ñoo ko fa beere alhamdulilah donc première application yu ngay def sa développement bi sa kër la war a ne sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu si donc danañ ci gën a ñëw ci application baleen bi mooy ci wàll nag liggéey doo gën ñëw professionnel managérial wala association wala même ci politique buñ nañ jàpp ne politiciens yi ñuy gis ñu xereñ lañ ci développement personnel moo tax léeg-léeg ñu mën laa def looloo bañ te boo koy def da nga ciy kontaan donc ñu bàyyi xel ci application yooyu baleen bi donc wax nañ fi application yi wax nañ ñun jàpp nañ ne ci conception orientaliste bi wala occidentale bi wala ñun nañ ko importer dina travailler sunu mental travailler sunu affirmation travailler sunu efficacité même na ci domaine yu am solo yoo xamante ne développement personnel léeg-léeg dak du ko jëlee en compte wala bu ñu doon dellu ci téere yi pour jëli ko day jafe mel na ci an-niyya mooy lan ci arabisant yi lan mooy an-niyyatu mooy yéene sunu cadre de développement personnel léeg-léeg booy gëstu ci dellu ci waay am na joo xam da lay manqué foofu nag spiritualité dafay liggéey bu baax a baax mooy tax sa mental dina am buy yéene bi leeree rek la nga bëgg ci sa mental sa affirmation am na foo koy canaliser di nga éviter mu déborder an niyat innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa donc loolu daf ñu dimbali bu baax beneen bi mooy développement personnel bu fekkee ne ñun nañ ko jëlee am na benn domaine bu am solo boo xam ne tam du ko bàyyi xel sànq wax nañ fi kër wax nañ fa ngay liggéeyee wax nañ sa association wax nañ ci politique mais gannaaw dund nag moom fan lañ jëm àllaaxira est-ce que développement personnel bu ñuy jàng ñun daf ñuy yóbbu foofu alors que nag bu dee ci cadre spirituel daf ciy boole parce que borom bi moo ngi ñuy jàngal auzu billahi mina shaytaani rajiim li kulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul xayraat borom jàngal fale mi ne as-saabiquuna as-saabiquun ulaa'ikal muqarrabun donc bu dee dañuy wàll ci spiritualité yow da nga gëm ne boo jógee fii am na foo war a dëkki te da nga war a épanouir fii épanouir fële donc bu ñuy approche développement personnel ak spiritualité nañ jàpp ne spiritualité am na lu muy ñëw apporter ñu ko pour suñu développement personnel gën a mat d'accord donc dañuy yee ay kii rek dañuy bañ a gën a dugg ci baleen bi ma xalaqtul jinna wal insa borom baa ngi ñu koy jàngal kon lépp lu ñuy def fii jaamu la war a ne donc intention yi ñuy def fii dañ ko war a leeral ñuy ñaan ku nekk mu jël 5 secondes am du ma taxaw nag damay continuer incha allah mu defaraat yéene bu ko indi fii dafa ñëw parce que dañ ko invité dafa ñëw parce que et cetera wala dafa ñëw pour jaamu si yàlla sànq sëriñ bi am na lu mu junj mooy dafa ñëw yee ay mbir pour que bu ñu génnee dem gëstu ci jàng ko jafe ko loolu nag sa yéene balay indi fii day tax loolu mën a nekk wala mu jafe
te dafay dugg ci développement personnel. bu dee yéen invité nga du ma ne doo fi jàngale man su ma doon dem conférence am na c'est vrai que ne tey indaale ma ko maa ngi jéggalu ci man yi maa ngi ci jéggalu wallahi lazim du question dara mais échange ak suñuy mbokk la léeg-léeg dañuy waxtaan ak yenn mbokk ñaan élève day xobe lu may ñaan mooy kuy demati ci waxtaan boo xam ne di nga fa jëlee conférence wala thème wala dara yóbbul benn agenda bu ndaw bëri na duñ lay wax nga jàpp ko nii mu neex boo génnee mu naaw bu dee père de famille dépense ak leen xaar ci buntu bi bu dee élèves yi examen ngi leen xaar ci buntu bi bu ñuy génn di tiit di stressé alors que loo bindoon mu des day kii bu ñu ñëwee ci cadre efficace danañ mën a waxaat loolu ban njëriñ lay am dañuy jàngale ne ci diggante yenn sociétés yi lan mooy tax ñii di développé ñii duñ développé du question gën a muus ci diggante tubaab ak africain du gën a muus ñee dañuy xalaat bind jëf ñun dañuy xalaat jëf détail bu ndaw la mais lu am solo la parce que saa boo tàmbalee bind jaa ngi joyante ay jafe-jafe donc dañuy xalaat jëf xalaat bind jëf ñii dañuy xalaat jëf moo tax bu ñu fi nekkulee quand un vieillard meurt nu ko sëriñ bi waxoon c'est une bibliothèque qui brûle donc ñu bàyyi ko xel alhamdulillah donc ñoo ngi doon li jégalu ci guddal bi sunu am na bu dee am na rallonge bi am na benn photo bu ma bëggoon ñu partagé ñu continuer incha allah alhamdulillah bu ñëwee après ñu xool spiritualité ak développement personnel lu mu ñuy jëriñ parce que dafa am lu ñu bëgg damay fàttali ne fii ñëwuñ fa pour def cours de développement personnel déedéet ñëwuñ fa pour jàngale spiritualité déedéet dañoo ñëw pour jéem a xool spiritualité ak développement personnel naka lañ mën a dimbalantee du loolu la wala naka la ko spiritualité gën a mën a sooxatee pour mu naaw ba tax na ñun ñu mën ci jëriñ donc photo bi wala image yi ñu bëggee wane ci loolu lañ bëgg a def développement personnel mbokk yi soo ciy gëstu dañ nañ wax ne dimbali na nit ba nit xam ne amatul limite wala amatul lu ko tënk lu dul lu mu tënki boppam est-ce que ñoo ngi bàyyi xel bu njëkk dafa amee mbir yoo xam dañoo jàppoon ne mënul ne waa ji tëdd ci biir subhanallah maa ngi jégalu waa ji tëdd ci lalam pom bi wadd ci bopp bi mu ne pourquoi pom bi naawul pourquoi demul ndeyjoor càmmoñ dinañ ko jàng école n'est-ce pas am lu mu ci gëstu lu mu ci recherché ba xam ne ndekete lii moo tax ba tax tey nit ñi di génne asamaan suuf si di dem ba ci asamaan si te ci benn pom bu waddoon la jógee donc ñun bu ñu tënkoon suñu bopp ne nit mënul génn suuf wala ndox kenn mënu ko tas su boobaa problème day am donc en réalité jafe-jafe nit mooy moom lu mu gëm ne mënu ko def ñoo ngi bàyyi xel parce que lu am solo la ci cadre développement personnel fu ñu toll nii mooy que ne daf ñu won ne dafa yee nit ñi que ne limitu nit mooy lu nit imposé boppam loo imposé wul sa bopp da ngay dem sa yoon. am na benn service secret américain yi ñuy wax naan ñoom dañ naan Cheikh Mouhamed Diouf moo ñu ko doon wax mi ne l'impossible mi ne le difficile nous le réalisons le difficile nous le réalisons l'impossible nous le tentons ñi ne ñoom lépp lu nit ne jafe na dañ koy def te dañ koy matal. waaye lu nit ne mënul ne danañ ko jéem am na lu ñu ci diine jàngal que ne nit ki bay def ittihaad boo trouvé am ñaata tuyaaba am ñaar boo defee ittihaad fausse est-ce que da lay jox bàkkaar déedéet dañ lay jox benn tuyaaba donc ñun war nañ di def effort ci mbir yoo xam ne jàpp nañ ne tënku na ñu di tinki ci suñu bopp alhamdulillah beneen bi mooy borom bi subhanahu wa taala ci cadre lu ñu wax fii que ne nit amul limite lu dul nu mu limité boppam mooy kon subhanahu wa taala ba mu ñuy bind fii lépp lu ñu soxla ci suuf ba àllaaxira daf ñu garantir ne moo ngi fi daf ñu garantir ne mu ngi fi donc suñu ñëwee après ci cadre mental am na lu la nit ñi gëmloo yenn ñi ne la fii la ñu war a yem lii day manqué ji mais yow su boobaa bu ñu duggee ci deuxième partie affirmation de soi am na argumentaire yoo war a indi yoo xam ne même sax bu tegul ci Quran tegu na ci xel wala tegu na science baal ma alhamdulillah donc ñu bàyyi ko xel donc lépp lu ñu fi utiliser jamono ji lii lan la tudd téléphone portable jamono ñoom sallallahu alayhi wasallam amul woon d'accord nañ n'est-ce pas jamono maam Adam amul woon mais lan lañ defalee téléphone lan lañ ko defaree yu bëri la xam-xam xalaat léegi yan lañ utiliser ba tabax ko ay matières yu fi nekkoon lii ay suuf la ay garab at ay yu ñuy jëlee ci suuf si ay colt ak genre yooyu donc yooyu fi amoon la mais ba ñu xalaatee woon ne dara tënkuñu ci lañ ko tabaxal par contre sax nag ñun léeg-léeg dañuy tënk suñu bopp fekk yàlla danay jox ay junj ci Quran
sunu yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam ba mu toogee ba am risaala bu demoon ci reine de Saba mu invité ko yu bëri xew fa lan la wax ci kuuram ba mu ñëwee pour ñu indil ko arche bi. donc foofu am na lu ñu borom bi junj ne cadre espace temps boo ci tënkee sa bopp mu tënk la boo ci tënkee sa bopp mën na laa bañ a tënk est-ce que ñoo ngi bàyyi xel. donc loolu rek lañu bëgg que ne développement personnel yéena su potentiel lu nit que ne nit moom mooy tënk boppam waaye yàlla ubbil na ko lépp moom arrahman. alhamdulilah baleen bu ñuy jeexalee ci cadre fii nii mooy que ne innovation yu bëri yi xew découverte scientifique yu bëri yi xew ñun dañuy foog ne ñu dul ay jullit ñoo ko créé n'est-ce pas erreur la ëpp ci développement scientifique ay jullit ñoo koy créé wala ay nasara wala ay yahud maanaam ñu gëm diine ba pare ku gëmul dara doog di ñëw. wifi bii ñuy utiliser di ngeen ko dégg wifi mooy lan la mooy wifi lan lay jëriñ bokk moo ñuy permettre ñuy connecter internet man maa ngi fii nii mën naa connecter sama téléphone bu fee am na câble fii est-ce que xam ngeen kan moo créé wifi ab jullit la ay frères Zaghloul lañ tudd égyptien lañ sax nag. donc ñun lu ñuy découvrir bëri na mais média bi da lay gëmloo ne yéen bokkoo leen ay retardataire ngeen donc ñun su cadre affirmation de ça am na lu ñu war a mën a gën a toggaat mais découverte yu ëpp nañ jàpp ne jullitis burul ñoom it seen loxaa ngi ci. parce que nu yàlla bindee àdduna joxul xel ñii ba ko ñii mais suuf moom ar-rahma ak yu nu mel ñoo fiy dox ku góorgóorlu rek gën a dem fawqa ku zi kulli ilmin alim loolu la borom bi waxoon ku gën a xellu rek raw sa morom. alhamdulillah léegi ci cadre développement personnel fii dañuy am lu ñuy expliquer poser ci question su ñuy faral di def ay séances de développement personnel duggaguñ ci détail mental affirmation dina ñëw moo ci topp incha allah mais fi ñuy faral di def ay développement personnel am na exercice ak yoon bu ñuy faral di utiliser lu bari n'est-ce pas yoon yi bokk na ci ay formation théorique waawul déet ñuy def développement personnel dinañ formation théorique ah soxna si di ngeen koy faral def dinañ def ay formation pratique tamit ba cours séminaire bi ay mise en situation la et cetera dinañ faral tamit di lay jox ay histoire yu xewoon n'est-ce pas nga ciy jàng dinañ faral di utiliser ay phrases yu siiw yoo xam ne foo ko déggee rek mu am lu mu la yokk awal déet dinañ faral tam di boole nit ak nit pour mu coacher ko wala lu ñu tuddee mentoring genre yooyu am na n'est-ce pas léegi nag question bu ci topp te dégg ngeen lu ma wax fii ba léegi est-ce que xam ngeen téere bu dajale lii lépp boo xam ne dina am ay cours de formation théorique dina am ay séances de formation pratique dina am ay nettali yu ñu lay def dina am ay phrases yu siiw yoo mën a utiliser dinañ la mën ay modèle ci ay nit nga mën ko jëfe te tam dina la boole nit ak nit pour mu mën ko jàngal est-ce que am na ay téere yu ngeen xam yu mën a yu boole loolu ku xam ne waaw ku xamul nag moom bu yëkkati sa loxo bu kenn yëkkatul loxo man ma laajte amu leen ay fin merci soxna si alhamdulillahi rabbil alamin c'est la réponse logique ci biir Qur'an di nga ci fekk ay cours session de formation théorique wala a'uuzu billahi minash shaytaani rajiim wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min théorie la n'est-ce pas cours de formation pratique am na ci Qur'an wala amul ci Qur'an exemple foo xam ne yàlla dafay wane nit ki dafay jëf mu jàngee ci dara yonent Yàlla Yuusuf planification bi fan la wa yàlla moo ko jàngal planification dugal ko kaso am ñu ko booleel mu am lu mu fa jàng ba lu ñuy nettali erreur bu mu daloon ci keeso bi la ko rectifier yónni nit fàtte boromam wa asafala wóolu nit fàtte boromam parce que du cadre yónni bi mais cadre wóolu bi ak tawakkul bi la donc c'est formation pratique la yàlla ne ko desal ci kaso bi subhanahu wa taala ci waxin mu jàng ci beneen bi mooy nettali loolu day ñëw ci cadre nettali phrase yu siiw am na phrase yoo xam ne boo ko déggee rek Quran da la ciy jox a'uuzu billahi mina shaytaani léegi mu ñëw sura ar-Rahman fa bi alaa'i rabbikumaa tukazziban muy ñëw di ñëw yow même boo dul jullit wala xamoo lu muy wax attention phrase bi dañuy jàngale nit ñi ne am na benn waay xam ngeen George Bush xam ngeen ko non mooy kan en fait le deuxième je veux dire waaw yaa junior yaa senior président États-Unis la woon junior bi ñëw nekkaat président au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 daf doon def discours ci biir discours bi islam am waa joo xam ne c'est la première fois bu mu juddoo ba léegi mu dégg baat boobu islam mu ne luy lii
mu jóge fa dem gëstu ci islam xëy na ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. donc Qur'an léeg-léeg day utiliser ay mots zikr Qur'an baat yooyu buy ñëw ko ñëwaat dafa am lu muy def sa xel n'est-ce pas. qul huwa allahu ahad même ci intonation bi sax xalxale koy yéen ngeen koy tuddee dafa am lu muy yee ci nit ki. baleen bi mooy mentoring wala coaching yonent yàlla Moussa borom bi subhanahu wa taala boole na ko ku ñu naan xidr wala xadr wala xudar ci fu nekk noo ko waxee pour lan c'est du coaching. maintenant donc Qur'an dajale loolu donc bu ñuy jàng ne dañuy jàng développement personnel bu ñu jàpp ne lu ñu importé la rek am na lu fi nekkoon ci cosaan mais peut-être nañ ñu ko présenté moo tax ñu accepté ko noonu am lu ñu écarté te fekk na yëpp war a ànd. est-ce que leer na ba fii nit ki benn nit la buñ duggee ci affirmation de soi ñu dum foofu incha allah pour ñu bañ a guddal ndax temps baa ngi dem. alhamdulilah moo ngi ñëw dama ko def barakallahu fikum man mën naa wax baax image yi gis ngeen na image bi ñaari point la point bu njëkk bii nii ci suuf verte la xaw ma rouge point bu rouge la je pense damay wax je pense parce que balaa nga wax dara gars yi la de bañ ne tëpp moo ngi nii tolloon nag waa ji fii moom avant moo ñëw fii dafa ñëw fii à 30 minutes yéen a ngi gis donc fii la jógee 15 minutes mu daw lii 30 minutes mu daw lii 45 minutes mu daw lii 60 minutes 45 minutes moo ngi nii 60 minutes moom moo ngi fii est-ce que gis nañ donc point vert bi en 60 minutes daw na ba ñëw fii waaw de point bleu bi en 60 minutes moo ngi fii defal entrée waaw slide bi ci topp donc dañoo dindi trait yi ñu résumé 60 minutes yi pour ngeen gis donc bleu bi à 60 minutes moo ngi nii vert bi à 60 minutes moo ngi nii leer na léegi damay poser ñaari question bu njëkk bi ñaar ñii kan moo faree kanam waxuma ko jiitu de dama ne kan moo faree kanam entre bleu bi ak vert bi kan moo faree kanam ku faree kanam waxuma ko jiitu de kan moo faree kanam ña ñoo fi sant Njaay Jóob waaw ban moo faree kanam maanaam ku nekk ci kanam kan moo ci topp bleu moo faree kanam kan moo jiitu vert bu ñuy daw course ba egsi fii bleu bi tourné gis vert ci gannaawam vert xool gis bleu ci kanamam est-ce que day tekki ne bleu moo raw vert déedéet Ibrahima est-ce que day tekki ne bleu moo raw vert wóor na yéen ñëpp d'accord kan moo d'accord ne bleu le fait que mu teel gannaaw gis vert ci gannaawam tekkiwul na moo jiitu ku d'accord ne yëkkati loxoom le fait que bleu tourné xam nga daw nañ course 1 heure de temps moom moo ngi ci moitié terrain 1 heure de temps kii daw na terrain ba toppat ci gannaawam n'est-ce pas léegi le fait que bleu tourné xool gannaawam tekkiwul na moo jiitu d'accord ngeen ku d'accord ne yëkkati loxoom da ngeen a ragal allahu akbar yéen affirmation de fait ça buñ ci ñëwee doon nañ ci travail d'accord ngeen foofu léegi kan moo d'accord ne bleu moo jiitu ku d'accord ne bleu moo jiitu waxuma moo faree kanam de moo jiitu yaa d'accord ne bleu jiitu ci naka la jiitoo patience bi mu am. tour de terrain la de 1000 mètres yaa ngi fàttaliku bu ñuy def école 1000 mètres. mooy enjeu bi waaw. enjeu bi mooy da nga war def 3 tours. waaw lycée Blaise Diagne ñun 3 tours lañu doon def par 1000 mètres. léegi kii dawagum na moitié terrain kii daw na tuuru terrain ba koy waaj a takkaat ku jiitu. bële moo jiitu ci naka. nga war def 3 tours de terrain. waaw. waaw moom defagul sax premier tour kii def na tour ak genn wàll. waaw. objectif finalité bi moom la ñuy seet. léegi kii moo jiitu wala kii kan moo def tour ak genn wàll kan moo def tour ak genn wàll. 3 tours lañu war a def. 3 tours la. waaw. tour ak genn wàll rek lañ tolloo. waaw. waaw bële moom moo jiitu. bële jiituwul sëriñ bi comprendre lu kay dinaa ko expliquer mu leer gis nga lii bu ñu ko comprendre la ca des day yomb parce que dafa
dafa am benn non bul xoolee foofu y a pas de piège y a pas de piège dañoo bëgg rek nit ñi constater expliquer amul benn piège ñoom ay intellectuel lañ alors que man jardin d'enfants laa ne ah leer na c'est-à-dire 1 heure de temps kii moitié terrain la daw kii daw na terrain at genn wàll ku jiitu terrain at genn wàll mu jiitu léegi constat bi mooy maanaam man maa ngi ci digg terrain bi kii ngi sama gannaaw su ma dawee ba ci yàgg tourné gis ko sama gannaaw est-ce que daa tax na maa ko jiitu yow mi nekk ci gannaaw est-ce que yaa féetee gannaaw yow mi nekk ci gannaaw est-ce que dañ laa jiitu jiitu wuñ la ñun ñëpp d'accord nañ ci loolu lii mooy problème mu l'islam ak société bi actuellement ñun dañoo nekk ci diine boo xam ne yàlla daf ñu wax la ñu mën a ñëw at lépp jox ñu trajet ne jaar leen ci tubaab bi ñëw at affaire am tardé waaye bu mu tourné dafa jàpp ne ñun ñoo tardé léegi verte bi bu gëmee ne dañ kaa jiitu rek problème am na loolu affirmation de soi boo amee mental bu dëgër mu leer na ne man daw naa tur ak genn wàll même su ma tourné seen la xoola problématique de développement yi ñuy posé lii kase la kii dafa daw ba yegg si l'islam après dinañ gis ne l'islam dafa jiitu bu bëri léeg-léeg boo leen jeg ci Facebook yi wala ci julli lan lay def ci nit champ électromagnétique yi di ngeen ko gis non booy def en communication la position de neutralité mooy nga def nii lii ci julli rek nga ko am amul beneen société c'est-à-dire l'islam dafa jiitu ba pare léegi développement personnel dafa am affaire yu mu war a jël ci l'islam pour que yow jullit ba nga optimal nga raw ko dul sew mais loolu il faut nga gëm ko est-ce que comprendre nañ lii mooy discours bi la ci des yëpp ay détails explication la mais lii mooy discours bi que ne ñun dañoo jiitu ba pare foog na dañ ñoo raw comprendre ngeen moo tax léegi nag lii laay ñaan ngir yàlla bu ñu fi jógee daf mel ne temps bi jot na de waaw kon ñu dagg ko fii amoon na ci yeneen yu am solo mais bii laa bëggoon lii mooy sunu problématique ñun ak tubaab bi fu mu toll nii moo tax projet bu ñu jox ñu accepté ko parce que ñun dañoo jàpp ne ñoom ñoo méngoog jamono ñoom ñoo ñu jiitu mais bu doon ñun jàng nañ suñu diine gëm ko dinañ xam ne waxuma ne dañ leen jiitu mais dañ leen raw su boobaa lu ñu indi dañ leen non ñun lii lañ leen di proposer en contrepartie exemple bu mujj tubaab buy lekk du daggalaate vous êtes d'accord orientaliste buy lekk du daggalaate parce que dafa jàpp ne dafa salté c'est normal mu jàpp ne dafa salté parce que moom amul droite amul gauche bu demee si toilette di utiliser droite di utiliser gauche mais jullit nga yow ndeyjoor nga utiliser booy lekk à part lekk doo ko utiliser fa leen donc mën nga dagal nit ki c'est-à-dire yu mel noonu daf ñuy dal ay complexe des fois ba boo nekkee ci situation doo mën a def affirmation de soi alors que fekk ne situation yi ñëw bokku te il faut nga am gëm-gëm ne loolu la ñoo ngi doon li jéggalu amoon na ci yu bëri yu ñu bëggoon a partager peut-être après sur ko questions yi ñu proposer les livres sur lesquels on voulait que nit ñi dellu wax doon alhamdulilah yal na yàlla jéggal ñu lu ci baax suñu santee ko suñu borom lu ci manqué ñu doo koy jéggalu suñu mbokk yi parce que xam nañ ne am na fi ñoo xam ne ñoo ñu gën a xam thème bi c'est juste que ne dañ doon jéem rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. dama bëggoon laaj nag li nga doon li waroon traité lépp li nga jot a wax yëpp ak mu ngi si livre bi su nekkee mu ngi si balaa mën a def borom Kalau menurut dama apa ini, dama insan tu buka progrès musulman ciseaux ni, dem simple lah bukan ada, mais fait le temps de faire ni, mana di simple buka, parce que ni amat sangat tu, bukan dalam mana kerong buka kami, buat kami doktor ni, itu saja tidak aksi, bukan dalam mana amat sangat tu. Sama question nag mooy concernant développement personnel man nekk na loo xam ne yitteel na ma trop am na ay livres yu ma si jot a lire mais dama bëgg xam est-ce que mën na doy si lire ay livres est-ce que doo soxla ku la si jàppale daal pour koy jàngal en quelque sorte maa ngi leen di gërëm di sant encore une fois waa Progrès musulman merci. parce que am na lu jiitu ak boo jàngee dafay wax dafa jiitu boo xam ne taaxilul mu ne mooy na nga am xel rek te zakkaruun na nga jàng tattaquun ñetti yii ci mooy li nga xam ne mooy li mu doon wax ci fondement boobu ci loolu ci ñetti base yooyu la nekk taaxilun xel rek la na nga am xel te zakkaruun na nga jàng tattaquun bu ko defee dama koy dëggal mooy ngëm yàlla moo koy dëggal donc jullit bi léppam ci yooyu la nekk ci ñetti yooyu la nekk bon loolu moom lu am solo la donc bu foogee dafa nekk en retard nekkul en retard parce que boo jàngee mu ngi koy wax mu tudd sax bay tudd suutul bayaan muy rahmaan foofu ak wax na ko ba bu ngeen demee ba fu ni yéen bu ngeen demee ba seen xam-xam
seen xam-xam yéen julli yi di leen may ba ngeen yéeg ci kaw alxuraan wax lu jiitu ñaata at jàngal ci surtout Bayaan surtout Rahman yàlla koy wax wax ju mel noonu donc yooyu yëpp lan moo tax léegi ñun ñeneen ñiy jiitu ñoom ñoo koy gis parce que ñoom ñoo ko gëstu ëppuñ ñu xel ëppuñ ñu xam-xam waaye dañoo gën a sawar mooy loolu mu doon wax parce que là ñun boo xoolee ñun nous ne sommes pas dégourdis en un mot dégourdi wuñ quoi loolu mooy suñu problème ci diine dañ cee tayal topp dañoo yaakaar ne diine ibadat la rek déedéet am na ay muamalat bu ibadat rek ñun loolu mooy sol demal jàkka je julli wooral foofu la ñuy mën a diine déedéet sori na foofu yu diine weesu na foofu kon damay gàttal vraiment affaire bi am na sens yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp te buñ fi defee ñëpp ñu ànd jëriñoo ko barakallahu fikum mbokk mi ñu dimbali invité ñu si bii moom xam nañu si chantier toujours la ñuy nekk parce que nee naa ko ni diine bépp activité bu ci am chantier nag moo ko tax a jóg sànq mbokk mi exposé bu brillante bi mu def boo rek image bi mu ñëwaat perception bi ñu si am bañ tax ñu ne bu bële bi moom moo raw xëy na li daloon Moussa lañ doon bay mu dal ñu da ci rencontre ak xaar ndax dafa di yonent boo xam ne mii lu dul évidence daje ko war a jàngal l'irrationnel l'injustifiable et l'inconditionnel waaw xeetu science yooyu ñu doon ko jàngal moo waraloon moom mu tënk boppam ci évidence kee tënk boppam ci di injustifiable moo tax bu fekkee ni course enjeu bi course la pour ko raw toujours yow dina am lu yëngu si yow lu lay wax ni nga bàyyi xel finalité bi moo taxoon ñu amoon perception boobu mais boo seetloo dualité bi am ci diggante science ou développement personnel yi indi léegi par rapport ak musulman te mooy ñi yor àdduna yëpp ci wàllu science dafa dañ ko yor ci benn centre muy centre matte maanaam la matière te musulman bi au-delà de la matière ñu ngi koy tënk ci beneen centre boo xam ne al jawhar la muy l'antimatière kon bu demee ci dundam ba ki nga xamante ne mooy gérer la matière mën ko raw à tous les niveaux moom mu jàpp ni boppam retard la nekk war na xam ni nekkul ci retard ndax il a la chance d'avoir un autre centre problème bi mooy nan lay interpréter résultats yi muy jëlee ci centre boobu foofu la difficulté bi nekk ci groupe bi nga wane sànq point bu bleu bi ak bu vert bi dañoo départandoo mais bu ñëwee ci dans le domaine de la vie boo seetloo diine dafa jiitu woon ñoom nangu nañu diine sax moo ñëw civilisé leen mais dañu dem ba benn moment ñoom ñu def lu ñu naan le désenchantement du monde maanaam ñun kat àdduna soxla nañu andi beneen explication bu wuteeg bi ñu diine bi di jox nee nañu tey résultats yi am ci science rupture boobu ñu def moo leen permettre ñu am résultat yooyu mais buñ demee ba si jamono dem nañ ba crise yi ñëw lan la ñu wax dañu ne il faut la restauration des valeurs ba en France ñu tudd moralisation de la vie politique valeurs yooyu ñu soxla tey buñ koy wuti fuñ koy wutee du si diine lii moo andi différence bi yëpp ça veut dire que l'islam moom tam chemin bi mu doon daw nekkul en retard ndax tey wàllu crise yi moom lañ ci yaakaar yeneen diine yi ngeen baal ñu ak dugub parce que exposé bi am na ci loo xam ne waroon nañ ci ñëw ci cadre affirmation de soi affaire leadership yi communication yi besoin Maslow yi balaa ñëw ci cadre efficacité proactivité en finance contrôle et cetera yu bëri loolu mais dañ koy sant suñu borom bu ko yemee daa fekk mu gën alhamdulilah. livre de développement personnel schéma bi nekku ci schéma bi par rapport lu ñu doon gëstu du lire moo ñu permettre ñu def synthèse indi lu mel nii mais livre yi am na ci juróom-benn livre yoo xam ne mën nañ ci delloo suñu bopp di ci delloo suñuy bopp dinañ ko ñëw léegi incha allah. bu njëkk bi mooy sànq soxna sa alquran karim sànq buy sonoon yàlla may nañu ñu dem ci cadre affirmation dañ lay jàngal que ne Quran nu mu wàccee développement personnel la Iqra moo njëkk a ñëw mooy demal jàngi mënoo def développement personnel un sëriñ bu ko posé question te jàngoo mooy liiroo ay livre gëstuwoo beneen bi mooy la nga xam il faut nga jëfe ko yàlla ñu dal ko mi nay la daa pratique la nga jàng il faut nga di ko pratique troisième yaa mu dandir comprendre la nga jàng pratique il faut ngay changer ko donc sëriñ boo ko defee développement personnel noonu lay procédure exact bu développement personnel suivre donc di nga gëstu di nga jàng di nga pratiquer di ju
di laajte am échange pour mën a ñëw donc loolu mooy donc lii rek du doy incha allah. beneen bi am na benn livre bu tudd Sens et bienfaits du tawakkul ala Allah Mohamed Minda moo ko bind dalay jàngal tawakkul ala lu tekki. beneen bi mooy guide de formation des cadres musulmans pourquoi ñuy yóbbu yi am na ñu nekk ci association te dañoo war a jàng gëstu te fii dañoo ñëw pour yi ay mbir kese lu ñu war a dem après approprié wu guide de formation des cadres musulmans je pense ñu bëri am nañ ko fii. Comment se faire des amis bu daal kenn nit je pense que ñu bëri dégg nañ ko université les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent Stéphane Covey ñu bëri am nañ ko. am na boo xam ne benn Sénégalais boo benn moo ngi tudd entrepreneur musulman les 10 principes de succès d'un leader musulman donc Omar Mbodj moo ko bind. donc kooku sunu moins de 30 ans sax donc ñu bëri xam nañ ko fi du ñàkk donc livre et delluwaay la ci cadre développement personnel ci cadre spiritualité di nga harmoniser incha allah. Donc coaching nous sommes pas en retard justifiable injustifiable dañuy bañ a guddal comme daf ne temps yi daf ñu tënk alhamdulilah kon ñu indi ko donc réponse yi ñu ci amoon après sëriñ bi bu ñu génnee mën nañ ne jox tiir livre incha allah alors lu yàlla dogal ñu tënkoon ko sëriñ bi may ñu indi ci bu njëkk bi mooy ci cadre dañuy résumé comme temps bi daf ñu tënk ci cadre affirmation de soi am na lu ñu tuddee les besoins de Maslow ñëpp ñu bëri dégg nañ ko fi mooy dafa am juróomi besoin yoo xam ne nit ki daf koy am lekk moo ci jiitu ak naan ak yooyu sécurité appartenance besoin d'estime wala besoin d'accomplissement de soi loolu c'est des besoins xam ne day nekk ci nit te boo ko satisfaire wu mën na la indil ay juri léegi foog sa spiritualité day ñëw ne la boo koy satisfaire jaaral fii ñii dañoo jàpp la fin justifie les moyens yow nga jàpp ne loolu amul donc sa spiritualité dafa lay canaliser waroo dugg ci loo xaraam booy def sa affirmation de soi ci cadre leadership bëri na ay façon bëri na ay théorie n'est-ce pas de plus en plus bu nit ñi di gën di tendre mooy leadership comment on appelle servant leadership mooy leadership serviable c'est-à-dire que nit ki au lieu que muy ñëw di imposer wu ci nit ñi participation lay def ak au contraire sax di leen jaam lu ñu Alxuraan jàngaloon lu ñu hadiisu qudsi jàngal al xalqu min ilaahi adduna bi ñëpp njabootu borom bi subhanahu wa taala ku gën ci yàlla mooy ku gën a amal njëriñ kii mooy servant leadership bu nit ñi doon daw bu njëkk ci cadre théorie américaine yi moom la actuellement américain di développé te les plus grandes entreprises les multinationales les startups noonu la ñuy fonctionner d'accord beneen bi mooy ci cadre toujours affirmation la communication ngir yàlla ñun booy wax ak nit balaa nit ki di daaneel am nga réponse balaa ngaa tontu question la ñuy tontu léeg-léeg du normalement sax du lu népp pour nit wax dañ cee war a tontu beneen bi mooy bu nit di wax da nga war a l'écoute am na écoute active am na écoute passive ah nit kay wax yaa ngi bàyyi nopp waaye yaa ngi faneen mais l'écoute active mu sentir ne yow yaa ngi jox nga ko cër lu muy bànq ci bàyyi xel bi lu am solo la ci cadre de développement personnel. beneen bi mooy l'argumentaire ñun léeg-léeg dañuy xam dara mais naka la ñuy construire argumentaire bu cohérent bala sama xel nekk ci xelu nit ki pour ñu mën a ànd dem fu jëm loolu daf ñuy def jafe-jafe lu bëri ci ñun nii ba tax na léeg-léeg dañuy mer rek da ngay expliquer ay baat waa ji dammati lu nga wax sa xol jeex c'est parce que sa argumentaire nga construire Quran daf ñu koy jàng toujours yàlla day ñëw balaa mun a ne afala taqilun chaque fois balaa Quran na ne xanaa doo leen réfléchir da day jox aaya jox la misaal jox la histoire wax la fii laa mujjee gaay ne réfléchissez ko boppam donc dañuy construire argumentaire logique ba yow léeg-léeg mu pare maa ngi jégalu damay gaaw aaya Quran ba muy jeexalee confiance tamit maa ngi jégalu dama yàkkamti moo tax mais ba yàlla di jeexal tëj saar bi da nga war a sujjóot yéefar yi ba ko sala seen tari bi ñu sujjóot te ko nag mu sala seen parce que l'argumentaire est cohérent donc loolu lu ñuy jàppale foofu tamit benn aspect boo xam ne l'islam daf ñu ci dimbali te ñu bëri xamuñu ko yàlla bu ñu suturaal ñu jong ñoo njëg ñenn ñi moo tax ñu mën ko partagé gis ngeen chef d'entreprise yu bëri yu ngeen di naw ci cadre affirmation soo am ne bu ñu taxawee yow intimidé la bu ñu waxee yow argumenté convaincre la ñu bëri fu ñu màggee dañuy def dépression ñu bëri dañu am ay psychologie ay maladies psychiatriques xam nga li tax ñoom dañoo gëm la fin justifie les moyens ñoo la dàq stratégie pour avoir l'argent mën nañoo jaar fu ne mais bu ñu demee ba yegg benn âge ils ont atteint le succès bu ñu bëggoon seen entreprise taxaw na am nañ ay milliards et cetera ils ont ça n'est-ce pas mais def nañ loo xam ne mënuñ ko kenn loolu mu des sa bopp doo nelaw boo muy tee di dee loolu boo ko doon da ngay def moo tax ñu bëri après dañu am psychologue psychanalyse blessure yow mooy lu ñu doon wax seen l'islam tardé woo da nga jiitu gars yi donc la l'islam xar la nekk ci
boobu doo fa yegg yow gëm nga ne fii da ngay jaamu yàlla am na benn épanouissement bu la war a xaar c'est ça non? Il y a quelque chose qui nous attend après cette vie-ci. Il y a d'autres vies sous la tombe athée Inch'Allah. Il y a d'autres vies qui nous attendent da nga war a épanouir ci yëpp donc booy def luy dugal sa sac nga yóbbaale am na luy sóor am na lu sóor foofu donc bañ a manipuler intimider et cetera. ba mujj mooy ci cadre efficacité foofu la ñuy mujjee mooy troisième étape bi ci cadre efficacité ci cadre développement dañ lay jox outils yoo xamante ne lay dimbal nga gën a efficace mooy il faut prioriser entre ce qui est urgent ce qui est important léeg-léeg mu nekk débat mais nag yóbbal bi rek mooy je pense que ñun ñëpp on priorise pas par l'urgence mais on priorise par l'importance d'abord. booy prioriser lu important ngay njëkk a sóor mu génn bu génnee nga xool ci important yi ban moo ci urgent nga doog di dem. mais sunu essentiel de nos activités c'est important mais c'est pas urgent bu dee ay mouvement lañ loolu yóbbal la woon rek ci cadre développement personnel mais duñ ci détaillé. am na beneen boo xam ne dañu tuddee gestion du temps et de la personne école yi dañ naan la gestion du temps la école bi ne la gestion de la personne ñu ne gestion du temps dañ lay tënk ci naa ñee ne non soo organisé woo sa temps du la tënk tu peux faire tout ce que tu veux ci temps bu baax bi. donc c'est des écoles mais toujours c'est la même logique d'efficacité la beneen bi mooy contrôle direct indirect influence duñ ci ñëw la participation la recherche de profit foofu yëpp mooy lu ñu ci doon wax rek pour ànd ci cadre gestion temps waatal na la ci fajar waatal na la ci guddi waatal na la ci njolloor waatal na la ci xaaju guddi waatal la ci sa détail boo wéetee ci digg njël donc temps lu am solo la ci diine dafa matale xadiisu buñ naan la 40 jours yi da lay jàngal ne am na loo xam ne ci wërsëg jarul ñaaw parce que bu dee waroo ko jot boo tawee doo ko jot boo raamee def ko donc da nga war a witee nu ko borom bi subhanahu wa taala bëggee ci cadre développement personnel toujours mais sa spiritualité dafa lay orienté ci lu mel noonu donc modèle bu gën a accompli ci développement personnel kan la Sonobu modèle bu gën a accompli personne boo xam ne buñ ko waxee rek matal na développement personnel kan la sallallahu alayhi wa sallam su ay théorie mais nit ñi ñoo ko wax am na ci ay commentaires yu bëri duñ ko lire mais am na benn waay xam ne daf ci bind loo xam ne mi ne on l'a distingué pendant toute sa vie avec des principes inébranlables mi ne sallallahu alayhi wa sallam toute sa vie la nit ñi di wax ci moom mooy ay principes yu rëy une sincère détermination bienveillant généreux compatissant pieux vertueux digne d'éloge libre humaniste très sérieux sincère et avec toutes ces qualités il avait le plus doux caractère là le tempérament le plus aisé bonne humeur compagnie louable agréable mais il était présent et spirituel te du jullit waaye ji wax na di jullit Thomas Carlyle la tudd son visage était radieux comme s'il était en son sein des lumières ndeysaan il était un grand homme par sa nature il n'avait pas été éduqué par une école ni par un instituteur parce qu'il n'en avait pas besoin donc ñun diine jàngal nañu loo xam ne suñ ci tënkoo rek yàlla mën na ñoom ay mbir waaye nag il faut ñu dox jëm ci donc yooyu mooy ñu doon waxee ñu ngi ci dolli jéggalu donc recommandation yi benn nañuy jàng suñu Quran di ko dab boobu faqra ma intéressé suñu Quran donc li mooy recommandation bu ko nit ñi mënee jàpp donc nañuy jàng Quran di ko tadabbur première recommandation boo am bëgg am spiritualité bu lay dimbali sa développement personnel beneen bi mooy pratiquer sa xam-xam mu bëri mu néew matam la jën yaxam lu tawraat su ma def ñu am na lu ci borom wax inter musol da nga xam da nga ko war a jëfee ngay réfléchir ci say acte ñun bu ñuy ñëw fii am na lu ñu fi indi objectif dafa war a leer yéene dafa war a leer comme ça ñu mun fay jóge su may togg su may fobeere su may lu ma ci dugal dama ko war a xam dafa war a leer ba su ma koy def tey suba ba may fobeere ba ma xamee ne maa war a fobeere dama jël sama Quran di jàng suratul Baqara sama xol seet damay fobeere de exemple je suis pas le modèle c'est juste pour que ñu ni partager d'accord yan ñaan mu sa tiyoy donc l'essentiel mooy que xam nga yéene def ko yéene jaamu yàlla n'est-ce pas yan ñaan nangul échanger sa connaissance mooy troisième axe bu ñu waxoon ci Quran mooy la nga xam da nga koy weccantaat nit ñi pour ñu mën la joyeen pour nga mën a jëriñ beneen bi mooy nga wàkkeelu totalement ci yàlla nit di nga am yéene di nga am effort le résultat appartient à Dieu amoo droit am yéene toog amoo droit di def effort te amoo yéene da ngay am yéene di def effort waaye yàlla mu jox le résultat bu gën boo dajee lu nga bëggoon sant ko nekkaat ci boo dajee lu nga bëggoon nga xam ne moo gën nga laxasuwaat defaat ci beneen bu mujj bi nag faire preuve d'ouverture nit mënoo nekk ci àdduna tëju ci sa biir mouvement tëju ci sa biir kër déedéet amul diw mbokk ñu diine da ngay ubbeeku dem ci moom loo ko gënee jullit njëriñ la dafa war a leen suñu bopp jullit njëriñ la ci ku nga bokk ak diine ko bokkal diine ko donc da nga war a ubbeeku pour mën a xam kii nga jàpp ne dafa nekk ci erreur lan la nekkee ci erreur nga mën ko dimbali
faut d'abord l'écouter le comprendre balaa ngaa mën a nekk naan néeg nii donc nañ ubbeeku envers le monde la science ñu éviter décomplexé bu ñu nekk par rapport ak keneen naan tubaab la tubaab décomplexation amu fi wal arda yarisuha ibadiya salihun loolu ñu suñu borom jàngal wa axir daawana alhamdulillahi rabbil alamin astaghfirullah alazim yàlla ñeela jégal ci guddal asalaamaaleykum